solo mooy ubbite bi ak ci anam yi fas yéene ubbi li nga xam ne moom mooy année universitaire bi pour 2019-2020. Birame Soureye jërëjëf. mbokk yi ak seen yu ci seenu ka xalaat li leen di may ngeen wax seenu ka xalaat ci réew mi ak actualité ñu dem jëli yéen ci ay vidéo seen xalaat. maaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi tudd Youssou Ndaw nekk jeune tailleur dëkk Cambérène dama bëgg wax tuuti rek Sénégal ak suñu dundee jamono ñuy toll nii Sénégal métti na métti boo xamante ne nii boo xool dëkk bi ëpp sàcc fii la dëkk bi ëpp agresseur fii la. dëkk bi ëpp jeunes yi def ñaawteef fii la lu tax Sénégal moo métti Sénégal bu neexoon mel nu mu war a mel gëm naa ne sàcc yi fiy lim ak agresseurs yeeg lépp dina wàññeeku parce que nguuru Sénégal da ngay gis mu seetaan ay jeunes am seetaan ay ndawam du leen jàppale te loolu c'est pas raisonnable. ëllëg bu réew mi naatee ñun la ëllëg bu réew mi bonee ñun la kon nag jàppale leen ñu rikk waay ngal la waay yéen nguuru Sénégal. loolu rek laa amoon ci li may wax wa salaam. asalaamaaleykum yéen waa Sen TV ñu ngi leen di nuyu di leen di sant te di leen gërëm itam nag di ñaan seen télé bi yàlla na jëm ci kanam man nag damay ñëw maanaam maa ngi dëkk région Kaffrine département Kaffrine arrondissement Gniby commune Gniby village bi ñuy wax Bingel. waaw man de dama am lu ma jaaxal mooy que ne Macky Sall bi muy def tournée. ci zone nooru Kaffrine dama ànd ak moom en tant que représentant APR ñu wër commune Boulel yëpp jóge bi fi wër commune Gniby yëpp ba mujjee sama dëkk ay 3 heures du matin fi ñuy wax Bingel ba mu fa jógee la delluwaat Kaffrine te boobaak léegi day am ñu fi jaaroon ñu samp fi ay rappel ñu ne léegi maanaam PUDC moo fi bugg a def ay route maanaam ay yoon yu lëkkale communes yi te loola boobaak léegi dañ cee gisul dara. beneen bi mooy électrification rurale maanaam dafa am ñaari dëkk yoo xam ni ñoom ñoo ñu wër ñun ñu nekk ci digg bi dëkk yi ñu wër bu ci nekk mu ngi soroo moorem ji 2 kilomètres benn bi 2 kilomètres benn bi 3 kilomètres te boobaak léegi ñun mënuñoo am ci courant bi ñu nekk dëkk bu lëndëm te pourtant Macky Sall ñëw na ba foofu ma indi ko ba foofu te boobaak léegi dëkk boobu doonul loo xam ni lu ñu électrifié la. may laaj nag ndax mënuñ ñoo dimbale nag ñu am courant bi ñun itam. D-Media maa ngi leen di nuyu di leen jaar Modou Mansour Diop waaw dama doon wax géejawaay mbedd yi tëli karo yi ñu fi def daanaka bu tawee mbedd yi day fees dell ndax lan moo ko waral mooy tëli karo yi ñu fi def te aussi amul suivi ndax dañ doon wax dañuy dugal tëli karo yi ci biir mbedd yi buñ defee tëli karo yu mag yi mais boobu ba léegi defuñu ko heure bu tawee mbedd yi day fees dell ba nit du am fu mu aw pour mën a dem liggéey yi te loolu tamit aussi mairie bi war na ci jël ay matuwaay. ayca mi ngi noonu seen xalaat kon mën ngeen def ni ñoom envoyé seen vidéo joxe seenu xalaat ci numéro WhatsApp bu groupe des médias Hadj Mansour. alors pavage bi mooy yoon yi nga xam ne tali karo comme ni ñu koy faral di waxee dañ koy defar bu baax boo xam dañu koy damee boo fekkee seen chantier dañu koy defaree day dëgg donc bu fekkee utaluñu ko ay canalisation ñu prévoir que boobu ndox mi ñëwee am fu mu dem comme yeneen tali yëpp lay mel faw mu inondé bu fekkee nag communes yi dañuy jiital charrette laata fas parce que communes yi yëpp bëgg nañu def ay pavage surtout fii Dakar bokk mais bu fekkee waajaluñu canalisation yi daanaka du am njëriñ parce que bu nawet bi ñëwee ndox mi doon dem ak néew dootul am fu mu dem suuf si dootul naan ndox mi loolu di jafe-jafe boo xam ne xëy na ci wàllu environnement peut-être ñoom gisal nañ ko seen bopp gis nañu ni mu inondé ci Dakar fan yii xëy na loolu faaw dañ ci indi solution même bu fekkee canalisation Dakar nag de façon globale moom taxul mu jàkk. Ndeye Dimet. man ki njëkk a wax li mu wax am na solo mais tamit je crois que ni tamit am na politique bu ñu jagleel ndaw ñi. c'est vrai que des na lu bare bare mais ndaw ñi tamit bu ñu ci bëggee génn bu ñu xaar autorités yi parce que bu fekkente dañuy xaar autorités yi yaakaar naa ne fi la ñuy màgget ci grand place yi la ñuy màgget ci buntu kër yi la ñuy màgget di xaar ku leen jox liggéey te duñu mës a am liggéey te loolu comme ni ñu ko waxee rek wax na ci wàllum insécurité que ni moo yokk agression yi mais toujours valeur dafa am solo te suñu homme politique yi à chaque fois bu ñuy ut nguur dañuy wax ay valeur te tey jii valeur mooy lan jomb naa sàcc jomb naa agressé jomb naa rey nit donc tey jeune boo nekkee ndaw waroo rusa yennu waroo rusa daan sa doole
waroo rusa bu dee jigéen teg sa table di jaay donc yooyu valeur la yoo xam te dañ koy xeeb mais dafa bokk ci loo xam te ne tey ji dañ ko war a dugal bu baax a baax ci bopp ndaw li ba nga xam te ne nii duñu commencé di xeeb benn métier mais xeeb métier yooyu noonu ma la limal léegi mooy andi léeg-léeg nga ni man jomb naa def lii su ma xëyee suba damay sangu ba set di xaar peut-être ku ma jox liggéey boo xam te ne nii da ngay taamu tey am na ci politiciens yu bëree ngi nii bu ñuy nax askan wi lan la leen di naxee liggéey ndaw ñu topp leen donc fu ñu dugg fa fu ñu génn fa au finish après kuñ ci ne yow tey ji dama bëgg a liggéey buñ la ne yow tey lan nga mën def doo ko xam parce que amoo métier jàngoo dara nga soo xam te ne day am plus de 30 ans topp tey benn homme politique di dem këram mu koy jox añ di ko jox reer di ko jox ndékki bu paree mu ne dafa bëgg liggéey alors que loolu yëpp tey jii mooy tax léeg-léeg bu fekkente ne sa yaakaar dafa tas nga versé ci facilité ba def li nga war a def donc vraiment nga même ma jeexalee foofu rek warul nekk vraiment prétexte pour sàcc wala pour agresser. Birame Touré. moi je pense que ci ki wax ci wàllu électrification lay wax ndax tey dafa am ay structures yoo xam ne dañ leen taxawaloon depuis longtemps lu ci mel ni ASER nga xam ne lan mooy liggéeyam mooy fexe ci gox yeeg goxaan yi fii courant àggul yu jógee ci Senelec ñu mën ko fa àggale ak système yoo xamee ni bari na indoon nañ fi centrale photovoltaïque fan lañ ci toll ndax li ko taxoon a jóg mooy justement dëkk yi amul électricité ñu mën ko fa yóbbu ci li ñu woowee électricité verte wala durable boo xamee ni doo laaj ngay yàq wala ngay gas ak yu mel ASER am tamit liggéey boo xam ne dañ ko santoon muy fexe ba sur le plan rural ci gox yeeg goxaan yi ñu mën fa yóbbu électricité bi nga xam ne peut-être fii Senelec am na fu mu ci yem waaye am na fu mu mënul àgg je pense que tamit il est temps ñi nga xam ne ñoom ñoo yore yooyu les projets ñu mën a dellu si ci asan bi ne ni ci diggante bi ñu ko joxee ak tey jii ñaata dëkk la ñu électrifié ak naka la mbir yi demee ba nga xamee ni peut-être li ciy des pour ñu war ko électrifié du bari. Très bien ñu dem jëli jiwaat yeneen vidéo seen xalaat. maa ngi tudd Mor Seck depuis Thiès je suis étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar juste je voulais interpeller rek parce que on doit retourner le 1er septembre bi incha allah te ku si nekk suñu xam na la situation actuelle de notre pays la pandémie prend de l'ampleur te ku nekk xam na tamit université ni mu mel au niveau des chambres au niveau des restaurants au niveau des amphithéâtres ni contact bi di mel partout à l'université moo tax ñu bëggoon a interpeller ni personnel yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau des universités du Sénégal ñu prendre les mesures vraiment nécessaires pour permettre aux étudiants de mener leurs cours en présentiel sans pour autant ñu contaminer virus bi merci beaucoup. asalaamaaleykum waa Sen TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaw man li ma métti mooy lenn kase la li tax bato bi nanguwul daw loolu moo ma métti gars yi di wéri Tamba yoonu Tamba bi métti na tàng na état bi nag bu ñu mënee jàppale ci bato bi mu waaye bato bi daw nañu ci jàppale. ndax ñun ñu ngi ni toog boobu ba léegi ñu ngi toog Ziguinchor bato bi rek moo ñu teree ñibbi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu yéen waa Sen TV Daouda Thiaw moo leen di nuyu di leen siyaare maa ngi woote ci commune Sam Yabal arrondissement commune rurale Sam Yabal. ñun sunu commune rurale bi wax dëgg yàlla gouvernement jàppale wuñu ñu ci dara parce que seko bi ñuy wax. xam nga ne seko boo xamante ni da nga ne da ngaa joxe seko bopp bu ne 2 kilos gerte koo xamante ni day béy 2 bërigo jëm 3 bërigo nga ko jox bopp bu ne 2 kilos bëggoo ko jàppale. machine nag moom bokkut parce que machine daanaka machine yi fi ab Senghor bàyyi woon moo fi ne ba tey machine yu bees yi nii mën ngaa dugg ci dëkk ba génn benn machine nga fay gis te borom day lijjanti ba jënd ko. commune rurale bi commune rurale Mbadiane bii nu sasaloo daaw jéeg man 3 machine laa fa dégg dañu ko lotri woon ñeen ñi gaañe ko jàppale wuñu ci dara man nag ko 2 yoon yi yëpp président laa woteel mais bu defee loo xamante ne ni ànduma ci dama naan ànduma ci tey ànduma ci ëllëg coronavirus bi am na lu ci làqu lu ñu waxut ci sama xalaatu bopp ñoo ngi leen di ziar di leen bégg jërëjëf. mu nekkoon seen xalaat ñoom itam Hadj Mansour. mu ngi noonu de wax na lu am solo. bu fekkee da ngay joxe jiw nga jox nit ki 3 kilos gerte mais nag li ma jaaxal ci béykat yi jàmbat bi vraiment dafa yàgg parce que moom nee na ay machines yoo xam ni ñu ngi leen ko joxoon depuis jamonoy Léopold Sédar Senghor ba léegi Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall te lu ñu amul woon ci Senghor ci jamonoy Sismar duñu ko am léegi bi ñu privatiser lépp ba nga xam ni béykat bu nekk xam nga ni booy jënd machine booy jiwee ak booy béy ak booy deqee yaa koy jëndal sa bopp ñoom kay béykat yi ñu war a soppi méthode ak doxalin xam ni nguur gii moom du moo leen di indil solution en tout cas mbayum classique mi fi nekkoon moom muy mbayum gerte ak dugub ak ñebbe ak gajaanga
du nguur gi fi nekk moo fi indi solution parce que boo demee ci monde rural bi par rapport ak ñoom li ñuy wax c'est diamétralement opposé kii li muy wax ni lu leer naññ la baykat yi ci ak biime la ñu dëkk chaque instant léegi nag bu ñu settee baykat yi ñi ñu def leen ay grands producteurs ñi ñu def leen ñoo xamante ni bi waruñoo am dara ci mbay ba noppi exiger leen ñi nga xam ñoom la ñuy jaay seeni production jàngaluñu leen formé wuñu leen bu yeboo ñoom ñu jéem a indil seen bopp solution mais naka béykat yëpp jàpp te gëm quoi nguur gi fi nekk nii li ma gis ma koy doxalee ak li kaw gi laaj du ñoom ñooy indi du mooy génn béykat yi ci goutte gi ñu nekk très bien Dimet regretté parce que yàgg nañu couvrir ay atelier ak ay séminaire lu jëm ci wàllu mbay mi vraiment ñuy wax ay koppar yu takk yoo xamante ni wax nañu dugal nañu ko ci agriculture wax surtout ci modernisation de l'agriculture alors que suñu papa ji boo dégloo li mu wax daanaka ni technique yi ñuy utiliser depuis ca Mathusalem depuis Senghor donc loolu encore day reposer encore la question est-ce que ñoom réellement li ñuy wax ni loolu la ñuy def ci mbay mi effectivement est-ce que dañ ko ciy dugal nañ leen jàppale aussi tamit yombale leen ci mbirum bancarisation lebal leen su ko defee ñoom ñu mën a demal seen bopp keneen ki étudiant la wax na ay préoccupations te jamono ji ñëpp a jaaxle même les syndicalistes maa ngi dégg keroog Malick Sall Oumar Dia aussi tamit di ko wax que ni tey jii nii mënuñu wax reprise des cours à l'université te waxuñoo étudiants yi nga xamante ne nii ñoom ñooy dem ci amphithéâtre di jàng di taqaloo di dem ci restaurant yi di dem ci néegi ci conditions yoo xamante ne nii ñëpp xam nañ ko malheureusement nag consultation boobu ba tey nii soxal lu jëm ci wàllu étudiants yi ñoom nee nañ kenn woowagu leen c'est vrai que président de la République ci conseil des ministres am na yéen ñu ubbiwaat daaray kawe yi mais jàpp naan tey jii lépp luñ ciy def ci biir université boobu noonu war nañ ci jiital ndongo yi. très rapidement Birahim sa xalaat yi fi jot a jaar. at yi laay wax yaakaar naa ni Mansour tàmbale na ko wax na ko nit da ngay am ambition da ngay dem ci yenn réew ci États-Unis ci Europe da ngay gis ay lu ñu woowee de grands propriétaires terriens. ñoo xamee ni ñoom ay ranch la ñu yore ay champs yu mag la ñu yore gis nga agro business bi ñuy wax agriculture boo xamee ni dafa am agro industrie il faut que baykat yi peut-être ñu xool bu dee regroupement la ñuy def wala anam bu ñu ko mën a defee ba nga xamee ni dañuy mën a àndandoo mën a sanc loo xamee ni dina viable par rapport ak ñi nga xamee ni ñoom ñooy ay gros producteurs parce que ni ko Mansour waxee am na petit producteur gros producteur waaye petit yi ñuy wax nañu am ambition wu dem ci gros bu dee nag matériel agricole am na ay systèmes yoo xamee ni waxu ndey dime bancarisation boobu lu mu lay may nga mën a dem banque lépp loo xamee ni mën nga ci ëpp après am ci rendement ci bay bi ngay bay waaye bu ñu yem ci xaar nguur gi jox leen jiw subventionné ko jox leen matériel après bu ñu jaayee jël ko récupérer ko je pense que nit ki day am ambition et gàcce gaalaama li ñuy def waaye foog ñu gën cee yokk ambition tamit. jërëjëf Birahim mu mel ni kon mbokk yi xibaar yi fii lañ ci am ak yéen sant nañu leen bu baax a baax gërëm itam El Hadj Mamadou Mansour Diop ak Ndeye Dimet Ndaw waaye itam Birahim Touré di leen jox rendez-vous ci kanam à partir de 22h ci seen émission kon Sen Show ak maître Boun Aya Malick Diop ak Serigne Saliou Gueye lu may loolu itam